asalaamaaleykum mbokk yi nga xam ni yéen ak ñuy seetaan ci seen site Dakaractu ñu amaat tey mbégte di am ak yéen ndaje mi bi mujj am na loo xam ni defaloon nañ leen ko fii muy débat ci li nga xam ni mooy franc-maçonnerie ak li nga xam ni moom mooy wàllum góor jigéen invité woon fi ay membre collectif bi nga xam ne ñoom ñooy xeex lépp lu jëm ci loolu ñu dellu si waat tey indiwaat beneen sujet loolu nag li ko waral xam naa di ngeen deviner li tax te dara waralu ko lu dul suba Sénégal war a àtte ñi nga xam ne dañ leen di jiiñ wàllum terrorisme loolu nag Dakaractu comme niñ leen ko waxee nekk site bu nga xam ni du bàyyi benn sujet mu nekk tabou lu ñu war a débattre dañ ci war a débattre dañ ciy débattre moo tax tey ñu indiwaat beneen débat jëmale ko ci loolu débat boobu nag ñu ci am ay invité yoo xam ni xëy na ci kanam tuuti di ngeen xam ni lu waay di wuyoo na ko niru ñu am fi ku nga xam ni mooy le ministre Bamba Ndiaye nga xam ni nekkoon na ministre ci nguuru Abdoulaye Wade am aussi beneen invité muy Pape Moussa Beye moom mu nekk docteur en sciences politiques nekk aussi enseignant chercheur kon xam naa balaa ñuy sori dañuy bàyyi invité yi nga xam ni moom ñoo fi nekk ñu bàyyi leen ñu nuyoo docteur Bamba Ndiaye ñu ngi lay nuyu. waaye ñi ngi leen di nuyu Cissé di nuyu sama mbokk mi nga xam ne moom laa bokkal débat bi docteur Pape Moussa di nuyu itam ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan wala di ñu déglu fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. waaw yéen a ko déggandoo noonu ñuy bàyyi aussi ki nga xam ne mooy Pape Moussa Beye mu nuyoog ñi koy seetaan. waaw Cissé maa ngi lay nuyu di la sant ci dalal bi nga ma dalal ci plateau bi di nuyu tamit. Monsieur le ministre Bamba Ndiaye di kontaan ci li ma bokk ak moom jotaay bi. waaw kon dañuy des ak toujours rek ki nga xam ne mooy Pape Moussa Beye dugg ci waxtaan wi Pape Moussa dañu seetlu ni bi nga xam ni jihadistes yi nekk nañ Nord Mali occupé ko il a fallu France intervenir pour dàq leen fa ñu tuddee woon ko opération Serval mu jigi ñu teg Barkhane pour mën a xëy na gën a dëgëral xeex bi ñu leen di xeex mais dañu seetlu ni depuis opération boobu jihadistes yi au lieu ñu vaincre leen dafa mel ni ñoom dañu gën a tas gis nañ fi ñu attaqué Côte d'Ivoire gis fi ñu attaqué Burkina ndax tey yaakaaroo ni le fait que ñooñu exposé tey réew mu mel ni Sénégal aussi exposé wul. dëgg la xam nga opération Serval ak opération Barkhane bi nga wax. dafa wàññi doole djihadiste yi nekk Mali wante defe naa djihadiste yooyu ñi ngi wéy ba léegi maanaam ñi ngi doxal ba léegi te sooy seet sax dañuy faral di wax ni djihadiste yi suñu yoree ay ngànnaay bëgg maanaam jël contrôle réew wala ñu bëgg am pàccu réew boo xam ne dañ ko bëgg moomal seen bopp seen doxalin day wute ak suñu demee ba dootuñu am doole dootuñu am kàttan bu ñu mënee def loolu ndax suñu demee ba loolu am ci la ñuy def li ñuy woowee terrorisme dañuy naan le terrorisme c'est l'arme du plus faible c'est l'arme du faible maanaam suñu demee ba gis ne seen gànnaay wala seen tolluwaay mënul tax ñu jànkoonteel ak armée dëkk yi ñu nekk wala yeneen i armée bu mel ni France ci la ñuy nag xoolaat seen doxalin ci la ñuy defee ay attentats wala ci la ñuy jéem a defee ay attentats léegi nag attentats yooyu gis nañu ne mi ngi woy Mali mi ngi woy Nord Mali wante dafa dem ba laal ci yeneen réew yi nga xam ne dañoo wër Mali laal na Côte d'Ivoire Grand Bassam ñëpp teg nañ ci seen bët laal na Burkina Faso. li ñuy ragal nag mooy mu laal yeneen dëkk yu mel ni Mauritanie wala dëkk bu mel ni Sénégal gaa amagul wante defe naa fagaru moo gën faju ni ñu koy tàmm di waxee donc looloo waral ñu war a xool nu ñuy aaree suñu bopp ngir li dal Côte d'Ivoire wala li dal Burkina Faso bañ ñu dal. waaw comme xam naa Pape Moussa Beye ni mu ko waxee noonu kon Sénégal moom li mu wax nekk dëkk bu nga xam dafa exposé te muy wane xar kanam boo xam ne li dal yeneen réew yi mën na koo dal oustaz yow muy ministre xam naa li tax ma lay wax oustaz nag xëy na dafa am wàllu goo xam ne présenté wu ma ko ci yow muy le fait que nga jàng diine. jàngale ko aussi. jàngale ko waaw ndax ànd nga ak Pape Moussa ci analyse boobu mu def noonu.
waaw ànd naa ci jàpp naa ne li mu wax effectivement mais damay leeral ne loolu du jihadisme rek c'est tous les mouvements humains boo seetloo guerre populaire bañ koy wax li ko waraloon mooy ni ngay xeexee bu fekkee ne da nga am barab boo xam ne yaa ko aakimoo moomal ko sa bopp du bokk ak ni ngay xeexee boo xamee ne amuloo réew da ngay tong-tongaan wala nga jaxasoog nit ñi donc ay technique de guerre kamikaze li ñuy tudde jihadiste yi xam nga ci japonais yi la génne woon kamikaze rey sa bopp ci bomb reyaale ay nit loolu du ñoom du jihadiste yi ñoo ko fi indi ñooñu ko indi woon aussi forme la woon bu doon xeexee parce que ñan doon xeexal dañuy utiliser ay ngànnaay yu ëpp doole yi ñuy utiliser ñoom donc dara beesu fi mbir mi rek évolution humaine la ak ay problème am moo tax ma yaakaar ne noonu ko Pape Moussa waxee noonu la loolu nag dafa war a jur benn gisin stratégique est-ce que quelquefois il n'est même pas plus stratégique nga dajale leen ci ruq jéem a régler seen mbir ci que nga faagaagal leen te doo leen faagaagal par exemple opération Serval comme ni ñu ko gisee wala Barkhane tey France def na ko tas leen mais tas ba da nga naan dafa gën a jur musiba waaye faju ko ndax boo leen bàyyi woon normal yi population ba widd bàyyi leen fa xëy na ñoom mu nee na fay des en attendant nga seet nooy régler seen problème définitivement ça va encore être difficile mais am na façon boo xam ne boo leen ko xeexee dañuy daal di tas dugg ci biir dëkk bi di defi opération fu nekk jihadiste comme ni ñu ko gisee ci Grand Bassam Côte d'Ivoire dañu ko gisee ci Burkina Faso ak ci biir Mali nga xam ne moom tout le temps même militaire ci seen bopp nekkatuñ ci jàmm waa Nations Unies yi gis nga li leen di dal chaque jour te mënuñoo aar seen bopp donc loolu finalement dama naan saafara bu jur jàngoro la moo tax mbir mi ma yaakaar ne solution bi du solution militaire pure certes un état mënu la banque ay loxoom di xoolaan population boo xam ne dañ ko tiital wala ñu di ko bunduxataal waaye nag defe naa ne war nañu xool beneen stratégie musuma dañ di wax loolu bu wuuteeg mi nga xam ne moom lay doxale encore que am naa man beneen xalaat ci opération Barkhane nag ak Serval parce que loolu pour man réellement yàgg naa di ko wax du pour xeex djihadisme kese am na lu nekk ci ginnaaw. waaw loolu xam naa peut-être dinañ ko développer ci kanam parce que xëy na dañuy doog a tàmbale waxtaan wi rek waaye docteur Pape Moussa bu ñu nee djihadisme fii nga xam ni mooy en Afrique de l'Ouest tey ñu koy wax Sénégal ndax ñuy fàttali rek ne am na ñu nga xam ni toll nañ ci limu 30 personnes muy fanweeri nit yu nga xam ni ñu ngi leen jàpp suba sax lañ leen war a àtte ci tribunal bu Dakar suñu réew yi tey lan moo tax nit di daw ba dugg ci djihadisme nekk ne moom djihadiste la. sa laaj bi sax dina tax ma gën a mën xuus ci li monsieur le ministre wax. xam nga ci science politique dafa am lu ñuy wooyee l'effet belligène des pathologies sociales maanaam soo nekkee ci réew mu am ay nit yoo xamante ni que duñu lekk ba suur duñu naan ba màndi duñu faju ba wér wala dañ leen di bunu xatal di leen xatal di leen xañ seen ak seen yelleef loolu day tax ñooñu wala ñenn ci ñooñu am ay xalaat yoo xam ne dina leen mën a yóbbu ñuy xeex ak seeni ñoñ wala ñuy xeex ak nguur gi wala ñuy ber seen bopp ba dootuñu bokk ci askan bi te defe naa sooy seet ba seet Afrique loolu gën a tax djihadisme am fi doole en tout cas ci réew yi nga xam ne tudd nañ leen fi Nigéria gis nañ ne bi ñuy doog a sos Boko Haram maanaam dañ ko doon wooye secte ndax dañoo beroon seen bopp bëgguñu woon bokk ak askan bi ni ñu doon dundee wante daaw ñu xeex ak nguur gi daaw ñu utiliser violence contre population bi mais bi ñu reyee Mohamed Youssouf 2009 bi armée nigériane demee ci diwaan bi ñuy tuddee Maïdougouri def fa musiba bu kenn mënul nettali ci la Boko Haram nekkee Boko Haram bi ñu xam tey maanaam ci la Boko Haram jëlee ay gànnaay
bëgg defanteeg nguur gi bëgg dem sax ba sanc réew boppam ba jël contrôle nord Nigéria. waaw moo tax may faral di wax ne la guerre contre la terreur maanaam la guerre contre le terrorisme li ñuy woowe terrorisme wala djihadisme war na am pàcc boo xam ne defe naa ngànnaay moo koy lal maanaam il faut combattre la terreur sur le terrain militaire ni ñu koy tàmmee di wax wante war nañ tamit jéem a sukkandiku ci yeneen pexe ci wàllu koom-koom ci wàllu nu ñuy respecter droits de l'homme ci wàllu nu ñuy fexe ba du am ay pàccu réew mu ne boo xam ne avancement am développement am day wuteeg yeneen pàcc yi ba wàññi raison yi nga mën a gis ne moom mooy tax nit yi di dugg ci terrorisme wala ci djihadisme. waaw li tax ma laaj la ko de Oustaz monsieur le ministre dañu seetlu ni boo demee Europe tey ñu bëri ñi nga xam ni dugg nañ ci wàllum djihadisme nekk def seen bopp ay djihadiste boo seetee seen ginnaaw seen passé da ngay gis ni soit def nañ prison wala nekkoon nañ ci ay trafic nekkoon nañ ci lu jubul mais boo ñëwee ci sunu réew yi da ngay gis contraire bi xale yu bëri tey yi nga xam ni dugg nañ ci biir ñii kenn mësul def prison ñii ñoo xam ni sax dañu waroon nekk ay nit ñu tekki ñu nga jékki-jékki rek dégg leen ci wala nga gis leen ci lu mel nii yow nan nga mën a expliquer loolu. waaw xam nga Europe ak sunu réew bi du benn nekkinu jullit aussi ci sunu réew ak nekkinam ci Europe du benn Europe d'abord minorité lañ fa jullit yi de manière générale minorité lañ fa. minorité boo xam ne ñoom dañu jàpp ne dañ leen stigmatiser dañ leen marginaliser dañ leen feggeel yàgg leen di feggeel di leen ber aussi ñoom loolu moo nekk ci seen xalaat te loolu defe naa ne gën naa fees nag bi ñu tàmbalee di xeex li ñuy tuddee djihadisme nga xam ne léeg-léeg sa tur wi nga yore rek dina tax ñu téye la di la enquête wala ñu fanaan loola police wala sax ñu garder la léeg-léeg ay weer wala at door laa bàyyiwaat enquête la ba pare tëj nañ France ay nit ñoo xam ne ñaari at gannaaw ga ñu bàyyi leen ne defuñu dara ba leen attee am na ñoo xam ne dañ leen a téye enquête leen ay weer door a xam ne defuñu dara ñu bàyyi leen xam nga loolu boo ko defee nit mu xool ne tur bi mu yore Moustapha bi mu tudd wala Fatima wala Zeynab moo tax ñu téye ko def ko lii fekkoon aussi mu bokk yaayam di tunisien wala algérien wala maamam ba tax mu jàpp ne ni ko français bi xoole bokkul ak ni muy xoole keneen xam nga Benzema ci football nee nañ bu doonoon tubaab dana bokk ci équipe de France bi duñ ko bedd donc ndekam ci sport boobu lay feeñe di feeñ ci école bi di feeñ feneen nit ñi ngi koy dund mu nekk ci seen xol ñooñu nag moo tax foofa boo fa demee effectivement comme ni nga ko waxee ca société ba nga xam ne dañ leen a ber ñi gën a ñàkk ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay lu nuroog ay ghetto foofa la ñuy recruter ñaari seeni nit parce que foofu ngay fekk ñu mere système bi ba nga xam ne jaral na leen ñu jaay seen bakkan fii dama naan jihadisme man bu ma koy définir dama naan yaatu na man jàpp naa ne ñiy dem ci géej gi Méditerranée di fa dee ay forme jihadiste lañ yu d'une autre nature parce que c'est la même chose dem nañ ba ragalatuñ dee dem nañ ba presque dund ak dee lañ xaw a yemale xam nga ñi daan wax Barça wala Barsax daanaka kooku yomb naa recruter parce que kooku c'est un djihadiste potentiel Barça wala Barsax c'est un djihadiste potentiel dem na ba jàpp ne société bi tekkeetu fi dara nekk fi génn kooku gën alors ñu boole ceeg nag sunu état yi aussi structuré wuñ ni état européen ci wàllu justice xam nga ne bari na injustice yu fi xew ci wàllu nit ki gëm diine bëgg koo vivre ci beneen forme aussi sunu état yi comprendre guñ phénomène boobu niñ koy gérer jaarul yoon loolu waral na ñi nga xam ne dañu système bi de manière générale la ñu rejeté di wut benn prétexte boo xam ne ci la ñuy jaar pour combattre le système loolu boo ko seetloo yàgg na fi bu njëkk ay communiste la nit ñi doonoon et toujours ça sortait de l'université léegi islamisme moo xew pour combattre l'injustice mais toujours ils sortent de l'université en général et loolu mooy expliquer le phénomène il faut nga suivre yoon woowu pour comprendre pourquoi ñooñu di am boo xoolee kin fi ñu ko àttee
xam nga ñuy wax procès suba bi mais am na ko ñu àtte ba pare ba mu tëdd ñaari at ba génn. Imam Ibrahima Seye Kolda. Il est sorti de l'UGB, Université Gaston Berger, c'est un prof d'histoire. Donc boo toppee mbir mi noonu rek lay demee. Alors ay nit lañu yoo xam ne ñoom fii la ñu dëkk il constitue certes une majorité ci wàllu ngëm-ngëm islam. mais nag ni ñu ko muy doxale ñoom c'est pas une majorité c'est presque une minorité. parce que ñun ñuy tuddee ay salafistes wala façon bi ñu gisee ay réformistes. moo xam noo ko mën a tuddee mën nga ne minorité lañ par rapport ak une majorité soufi boo xam ne moom la Sénégal xam Afrique de l'Ouest moo fi gën a siiw. loolu defe naa ne moo waral ñoom itam même frustration yële ñële dund xëy na ay frustration la d'une autre nature. mais boo ko toppee ay frustration ñooy li ko laal. moo tax li mu wax ànd naa ci du côté militaire donc lañ koy xeexee mën nga ne sax côté militaire bi dafa war a nekk pour aar sa bopp ak aar population bi mais xeex ko moom du militairement lañ koy xeexee boo ko bëggee xeex moom ci beneen anam ngay jaar pour xeex ko. France tey tëral na ay kuréel ay centre yoo xam ne imam yi ñi ngi ci biir ay psychologue ñi ngi ci biir ay ñeneen boroomi xam-xam ñi ngi ci biir yoo xam ne ñooy waxtaan ak xale yi di jéem a dindi soppi seen xalaat di leen jéem a delloosi mais xam nañu ne yore ay ngànnaay rek ne dama leen di faagaagal loolu du sottal mbir mi. waaw comme xam naa débat bi dugg nañ ci biir déjà xëy na yu bëri sax ci kanam la waroon génn waaye gis ngeen pertinence su sujet bi moom moo tax déjà ngeen gis yu bëri mu ngi commencé feeñ dañuy des ak monsieur le ministre Bamba Ndiaye da nga aborder sànq lu am solo muy wàllum salafisme xam nañ ni fii Sénégal am na ay groupe yu nga xam ni ay mouvement yu nga xam ni ñu ngi réclamé wu muy ci salafisme muy ñi nga xam ne dañu bëgg a ñoom seen modèle kenn la mooy yonent bi mais est-ce que parfois discours yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci seeni làmmiñ ñu koy wax jëmale ko peut-être ci république bi mais parfois aussi di ko jël di ko teg ci kaw kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk fii muy les soufis est-ce que parfois loolu aussi du ñu ñenn duñ ci ngoy pour tey di dugg ci yu mel ni tey li nga xam ne moom mooy jihaad fii ci Sénégal wala ci Afrique de l'Ouest. Enfin non ma defe naa il faut ñu distinguer aussi ñaari mbir xam nga société bu feebar yi day bari dana wuute nu muy manifesté woo man jàpp naa ne boo jëloon kaaw ku mel ni Assane Diouf ma la nga xam ne lii ngay wax lépp def na ko bañ tëj ko tey du jihadiste mais def na ko donc société bee feebar bi nag ni muy manifesté woo ñaare pourquoi critiquer politiciens yi parce que ñoo yore réew mi di ko doxal donc bu feebar social amee ñooñu dañuy jàpp ne ñii leen ko teg sëriñ si it parce que ay régulateurs lañ am nañu rôle bu mag ci réew mi ba nga xam ne nit ki sax léegi-léeg sénégalais yi dañ koy wax bu problème amee même bu dee politique da naan na ci sëriñ si wax foog nañ ne sëriñ see war a faj jongaru yëpp donc ñoom ñaar il est facile que nit cible leen mu yokk ci nag côté boobu dafay encore côté diine xam nga ñuy tuddee salafiste aw gisinu diine la ni ñuy pratiquer diine bu wuuteeg bi fi nekkoon parce que nee naa fii Afrique de l'Ouest daay wax sax de manière générale sufiyanke diine sufiyanke lañ gën a xam diine sufiyanke sax amul gisinu sufiyanke laa wax parce que diine bi benn la lislaam la ñoom ñëpp ay jullit lañu mais am nay ci wàllu pratique ni ñuy doxale diine ci fësal gi yoo xam ne ay wuute la pour man xóotul mais léeg-léeg nit ngoy ci xóotal ko ba mu jéggi dayo buñ delloo ca démb ay réformistes la daan tudde démb wala ay islahiyun ñoo xam ne dañu dikk foog ne diine de tout le temps boo demee ci texte xadis yi sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na hadis bu muy wax ne ci boppu xarnu bu nekk dina am benn rénovateur mujaddid buy ñëw ngir beesalaat biiru diine ça veut dire quoi ça veut dire que bu pratique u diine yàggee dina dem ba nit ñi pratique bi xaw a mel ni dafa décoloré wu dafa changé di gën a sori diine am ñu dikkaat gis ne dañ ko war a delloo si ca cosaan la gis nga salaf baatu salaf lu muy wute lu muy tekki mooy maam ñe wala mag ñi boo dégloo fii di discours même de suufi dañ naan la fa mag ñi bàyyi woon donc boo ko traduire woon dafay nuroog salaf ba la ñëree wax parce que as-salafu saalih lañ ci jublu as-salafu saalih mooy mag ñu baax ñi nga xam ne dañoo ngoyoon ci yaxu diine bi te soriwuñ ko gëm naa ni fii
bu jëlee suñ tariqa yi fi nekk nga jël Cheikh Ahmad Bamba al Makki radiallahu anhu alxaaji Malick Sy radiallahu anhu alxaaji Omar radiallahu anhu ba ñu jeex bu ma leen doon lim bari nañu koo ci jël da nga xam ne na mu ngoye woon ci diine bokku rek tey ni nit ñi ngoyee ci diine même ñiy réclamé wu ci mouridisme wala ñuy réclamé wu ci tijaan wala ñuy réclamé wu ci leneen donc du ñàkk ñoo xam ne dañuy ñëwaat ne nañu delloo si nit ñi ca la mag ña nekkoon malheureusement nag fii dafa am ñaari mag parce que dafa am magu fii ñoo xam ne ci suufi yankee ñoom la ñu nekkoon ci diine ñu xam leen fi ak ñeneen mag salafu saalex ñoo xam ne boo ko waxee daf lay delloo ci ay Arabie Saoudite ak feneen moo tax foofu baat bi boo ko tekki woon ci wolof mu mel ni benn la waaye boo ko tekkiwut xam ne ñaar la parce que ñi bu ne as salafu saalex jubluwun ci xëy na sunu mag ñii nekkoon fii waaye ñu ngi ci jublu ay Ibnu Taymiya ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñ woon fii loolu nag indi ñaari giseen yu bees te loolu aussi du tey boo feetloo gënoon na fee tàng boori 52 su ma juumul la mairie de Dakar mais je crois que jamono jooju Mamadou Dia mi ngi fi maye woon ay bourse jël doomi sëriñ rek may leen ko ku mel ni El Hadji Cheikh Touré nga xam ne sëñ Mor Touré ku jur Mor Touré mook sëñ Hadi Touré ñoo bokk yaakaar naa ndey ak baay kooku dafa teel a gaañu sëñ Hadi Touré moo yar El Hadji Cheikh Touré jël ku mel ni sëñ Saaleh Mbàkke ex ambassadeur jël ku mel ni Mbakkiyu Dia xam ne ci famille ma jël ku mel ni doomi Ibnu Arabi lii ñoom ñëpp defe naa 5 la ñoon ou 6 ñoom ñëpp ci këri sëriñ lañ leen jële yóbbu leen Algérie ñu jàngi fa jotuñu faa yàgg tase fa ak mouvement Ben Badis xarakatu Ben Badis ku ko xam mouvement réformiste la moom it li ñuy wax salafiste léegi dem jël fa ay bribes ba ñu dellusee nekk ñu tàngoon ci critiquer ak cëriñ ak dagg ay courses defi nii boole woon na ci aussi ak ndaw parce que ils étaient jeunes à l'époque mais boobu mouvement yàggul mu taasew mais booba la tàmbali am na fi xam na ñu bari xamuñu ko am na fi ku gumba woon ku daa wax Yunus ku nekk xam na ne ku taroon lu muy critiquer ak cëriñ ak ci jamono yooyu la woon daan wax yoo xam ne sax neexul la nettali donc boobu la loolu tàmbali woon booba mouvement bu ñuy wax booba yii ñuy tudd yëpp ci réewu arab yi amagul salafisme réewu arab yi xewagu fi parce que amagul ku jàngi université de Médine amagul ku fa dem booba jamaatu tabliix mouvement tabliix bi nga xam ne Pakistan la daan jóge ñoo fi daan ñëw di def ay xuruj di def ay sortie bu ñëwee dajale nit yóbbu leen ci jàkka di leen jàngal nu ñuy julleeg di insister rek ci xabdu ni ñuy jullee xam nga boobu rek déjà ça posé problème parce que boo dindee ñaseen yi waa kër baay yi nga xam ne ñoom dañuy xabdu naka jekk bu ñu julli ñi ci des ñëpp bu daan julli dañuy yor seeni loxo fii ci Sénégal donc loolu nekkoon première presque marque de référence bu njëkk ku daan jullee nii la ñuy tuddee ibaadu bu la seegee jullee nii rek ñu ne ab ibaadu la wala nga yar sikkim wala ngay gàttal séeré yooyu yëpp presque ay signes distinctifs la yoo xam ne dañ leen koy xàmmee donc mouvement tabliix boobu xaw a folli la fa ñoom Cheikh Touré indi woon parce que ñoom ñaar dañoo mujj jaxasoo mouvement tabliix influencé ay nit lu mel ni xarakatu falaax bi mouvement El Falaax daal di juddu seen première jàkka bi ñu daan jullee nekkoon fi HLM 6 nekk tey te booba toxalaguñ leen man booba ndaw laa dama fa daan fanaan sax di fa jullee ji ñu tuddoon ko Masjidu Nuur gis nga bi jàkka ji ay falaax yi nga xam ne tabax nañ ko ci Colobane amee dañ ko duppee Masjidu Nuur booba mais foofa ay pakistanais fa daan ñëw di fa fanaan pari 40 jours après dem Burkina dem feneen ak feneen donc booba la fii mu gisin woowu dugg après nag addina bi gën a ubbeeku saoudien yi tàmbali di may ay bourse Sénégal ay xale di fi jóge di jàngi saoudia dem gisaat foofa xam nga ci lislaam am na ngir yi rek ëpp nañ juróom-ñaar ay gisin la gisaat foofa yeneen ngir gisaat foofa yeneen façon gu interpréter diine ay universitaires yu jàng dikk di doxal pratique booba fekk pratique booba nag bokkul ak fii biñ fi tàmmoon. te ay salafiste doon ko fi doxal. waaw ñu tuddee salafiste sax laay wax parce que booba le mot salafiste on l'utilisait pas
boobu ahlu sunna rek la daan wax ahlu sunna wal jamaa. waaw mais salafiste xëy na tubaabeel la ko rek mais pour ñu nga xam ni ci sunna rek la ñu waaw mais salafisme léegi day signifier un courant distinct ci biir ahlu sunna wal jamaa dañuy wax ne buñ ko signifier opposé mooy ashia donc même soufiyanke yi ñu wax ci ahlu sunna lañ bokk wal jamaa les frères musulmans ñi nga xam ne ñu bari ci Sénégal dañ leen daan teg ay salafiste ci mouvement boobu nag moo ko ahlu sunna wal jamaa ñiy tuddee as salafiste nag ñenn ñi di wax sax wahabiya li wahabit ñooñu ñooy salafiste pur et dur yi. waaw monsieur le ministre bu ñu la déggee rek mooy loolu le fait que ñenn ñi di am yenn discours yi peut-être mënul justifier jëfini ñenn mais docteur Pape Moussa Beye tey est-ce que mën nañu def benn lien est-ce que mën nañ ni djihadisme am na lu ko boole ak salafisme. xam nga salafisme islamisme ak djihadisme dañ ko war a tekki te tekki boobu li war a tax ñu def ko mooy ay kàllaama yu wute la te li ñu ëmb dafa wute itam. salafisme mooy yoon bi nga xam ne ñi ko topp dañoo bëgg dundu l'islam ni ko maam yu njëkk yi daan dunde maanaam ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko topp xalif yi ko topp Aboubacar Ousmane Ali ñooñu ni ñu daan dundee l'islam lañu bëgg dundee l'islam maanaam dañoo bëgg dund boo xamante ni que dañuy topp charia ñoom ni ñu xalaatee ni noonu la ñu war a toppee charia te dañuy topp sunna ni ñu xalaatee ni noonu ñoo leen toppee sunna léegi ki nga xam ne moom nee na salafiste la moom amul benn ambition politique maanaam dafa bëgg am liberté bu mu dundee diineem ni mu ko xalaatee ni mu ko gëmee kooku danga ko war a wutale dëgg-dëgg ak ki nga xam ne moom nee na islamiste la islamiste soo ko déggee rek jàppal ni dafa am ay ambition politique maanaam dafa foog ne soo bëggee dund sa diine soo bëggee dund l'islam ni ko salaaf yi daan defee mënoo ko def te nekkoo ci boppu réew mi maanaam mënoo ko def te conquérir au pouvoir ba établir un régime islamiste waaw léegi nag ci islamiste yooyu dafa am ay yoon yu bëri ay yoon yoo xam ne dañoo wute am na si ñoo xam ne dañoo gis ne soo buggee nekk ci boppu réew mi soo buggee soppi réew mi def ko état islamique da nga war a bokk ci élection da nga war a participer au jeu politique démocratique da nga war a utiliser yoonu pacifisme maanaam yoonu jàmm gis nañ ne am na ay mouvement islamiste yoo xam ne yoon boobu lañ topp te dafa naa mujj na leen jikk waaw gis nañ ko Turquie ak AKP bu Erdogan gis nañ ne sax frères musulmans yu Égypte yi laata ñu leen di jëlee ci nguur gi yoon boobu la ñu toppoon ak yeneen exemple wante ci islamiste yi am na si ñoo xam ne dañoo foog ne yoon boobu du yoon bi baax mooy nga jël ay gànnaay di boom ay nit di xeex ak nguur gi di xeex ak ñi nga xam ne xalaatuñ ñi yow ba am li nga bëgg ñooñu nag la ñuy wooye djihadiste waaw ñooñu la ñuy wooye djihadiste te tur boobu sax djihadiste mun nañu xalaat ni lu ñu war a soppi la ndax jihad dafa am solo ci l'islam jihad am na ñoo xam ne sax dem nañ ba ne moom mooy le 6e pilier de l'islam maanaam ni ngay jullee di woor di dem Makka gëm yàlla ak yonent bi ni ngay ajee Makka loolu yëpp donc mun nañ ne jihad ci la bokk am na ñu ko xalaatee noonu wante mun nañ xalaat tamit ne jihad ni ko jihadiste yi ñuy wooye tey di gisee ak ni ñu koy jëfee bokkul ak li l'islam di tuddee jihad ndax sooy seet ba seet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jihad na wante musul jihad boo xam ne du woon pour aar boppam ak aar ñoñam aar jullit yi nga xam ne
ñoom ñoo nekkoon ci péninsule arabe yi jamono yooyu ñoo nekkoon Makka. te ñi nga xam ne gëmuñu woon l'islam ñi nga xam ne maanaam ay xërëm lañu gëmoon. doon jéem a faagaagal. sooy seet ba seet tamit am na ñu wax ne am na hadiis boo xam ne day wax ne dañoo jugee ci jihaad bu ndaw bi dem ci jihaad bu mag bi jihaad bu ndaw bi doon jihaad bi nga xam ne da ngay waa jihaad armée bi nga xam ne da ngay utiliser ay gànnaay di xeex jihaad bu mag bi doon jihaadu nafs maanaam bi nga xam ne voilà da ngay xeex ngir am jukko boo xam ne day neex yàlla da ngay xeex ngir daw seytaane da ngay xeex ngir daw bépp tentation boo xam ne mun na la gaañ donc gis nañ ne djihadisme ci boppam niñ ko tëralee jamono bi bokkul ci pàcc yu bëree bëri ak ni nga xam ne noonu la ko l'islam yàggee gisee voilà ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi. waaw kon buñ la déggee mooy même su fekkee ni sax xaw nañu ndiroo tuuti toujours est-il que war nañu xaw a def tuuti disséquer leen def tuuti dichotomie bi parce que am na foo xam ni méngoowuñ fa mais monsieur le ministre. man dafa am lu ma xaw jaaxal parce que aussi dafa nekk sujet boo xam ne dama ci gëstu te Pape Moussa dafa wax léegi loo xam ni dafa mel ni kon tey dañu am problème mu interprétation parce que ñoom ci seen bopp ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement yooyu que ce soit Al-Qaïda wala mu nekk état islamique tey boo gisee dañuy justifier seen jëf yi ak ay aaya dañuy génne xadis di génne ay ñoo xam ni yéen ñi nga xam ni jàng ngeen bu ngeen demee ci téere yi da ngeen fay fekk les mêmes textes kon léegi tey est-ce que du problème mu interprétation la ñu am. que si problème d'interprétation la problème d'interprétation moo jur wax naa ko lu jiitu lii lu mat juróom-ñaari ngir am ci lislaam même bu jàmm amee nit ñi ni ñuy interpréter quelquefois aaya yi ak ahadis yi mën naa wuute yoo xam ne nag xëy na du soree trop mais dinay wuute ci gisin xam nga boo seetloo boo delloo ci yenn mouvement jihadiste yi juddoo ci frères musulmans am na ci Égypte par exemple gannaaw ou avant même la mort de Sadat Ikhwanul Muslimin ñi ngi ko formé depuis 49 par Hassanul Banna mais naka jekk jàmm lañ doon prêcher mais jàmm ji doon prêcher yëpp terewut régime yi ragal leen parce que islam nag day diine bu complexe islam ci boppam laa jàpp ne en vérité moo am problème ak ni Occident gisee àdduna ça c'est pour man tout le problème est là parce que l'islam dafa tàqaliwut diine ak politique du tout xamut tàqale boobu or Occident léegi li ñuy doxe mooy ñoom dañoo jàpp ne xeex nañ ba tàqale diine ak politique par la laïcité donc c'est un acquis boo xam ne il faut le conserver or cet acquis là bi ñuy bàkkoo ñoom mooy ci amut ci l'islam c'est même absurde parce que l'islam mooy atte par exemple ce qu'on appelle le droit positif xam ne xelu doomu aadama moo koy tëral wax ni nga war a sëyee tëral ci un code de la famille tëral ci beneen atte islam moom tëral na atteem boo xam ne kenn waru koo changer ca yàlla la bàyyi ko te atte boobu kenn waru koo changer loolu nag salafiste bee ci yem ak ixwaanit bi ak suufiyanke bi suufiyanke yii nga gis ku ci nekk la nga jàng ci alquran ñu ne moom la ñuy atte moom nga gëm ne ab jullit ci loolu la ñu ko war a atte moo xam ci sëy la moo xam ci ndono la moo xam ci leneen la or Occident ak civilisation am gisewu ko noonu déjà là il y a une opposition radicale entre les deux conceptions du monde ni ñu gisee àdduna loolu tax na ba Occident de tout le temps dañu xaw a furieux à l'égard de gisuñu l'islam tout court xam nga Cheikh Ahmadou Bamba pour dellu ci seen histoire même problème yi moo posé wu tey jihad bii lañ ko doon taxé ça ne date pas d'aujourd'hui on est à plus d'un siècle derrière ba muy tontu naan inni mujahidun dañ ko doon taxé ni jihadiste nga mu ne oui mais moom weddiwu ko parce que docteur wax na ko léegi effectivement il y a plusieurs formes de jihad mu ne d'accord parce que du ma ko weddi comme ni mu ko waxee am na ñu gis ne jihad mooy 6e ponk l'islam dafa dëgër ci l'islam ba kenn mënu ko cee génne
xam nga kooku boo bëggee daw na jihadiste nga yaa ngi bëgg a génn l'islam te duñ ko nangu. Cheikh Ahmad Bamba ba nekkul jihadiste nga dafa d'accord di jihadiste waaye nag man ujahidu bil ulumi wa bit tuqa man xam-xam ak ragal yàlla lay jihaadi. Donc mu dellu si ci jihaadu nafs bi mu wax jihad dañuy wax ne souvent deux formes la forme violente ak benn forme boo xam ne elle est pacifique bu nekk nag interprétation yëpp d'accord nañ si ne situation koy dicté benn lañ ci rejeté wut nag ba tey benn lañ ci dàqut itam mais situation moo koy rejeté da nga toll situation boo xam ne forme bële la mais jullit amul fenn lislaam fu lay waxee ne buñ lay dóor di la attaqué toujours sëgal rek di encaissé déedéet lu dul boo néewee doole yonent bi sallallahu alayhi wasallam pratique moo ñu ko jàngal ba mu nekkee Makka di tàmbalee former une communauté ñu di ko lor ba nga xam ne loolu sax boo jàng téere siire yi al isa lañ ko tuddee période torture contre la jeune communauté musulmane ba mu yóbbu leen Éthiopie 2 fois di leen fa làqi mais bi mu demee Médine ba dëgër moom ci boppam guerre yi nga xam ne moo ko dirigé bari nañu yi nga xam ne yónnee na ko te demut ëpp nañ juróom-ñaar fukki saraya lañ ko tudd li ay gazawaat day ay saraya moom moo ko dirigé boppam. Donc en fonction de sa position ak di contexte situation bi day changer loolooy indi problème d'interprétation par exemple le mouvement Ikhwan bi ñu leen di réprimer déjà wax naa la ne Hassan Banna moo ko créé en 1949 moom dañ ko rey assassiné Sayyid Qutb nga xam ne moo def Zilalul Quran nekkoon ci parmi les ténors les grands théoriciens dañ koo pendre te booba taxul ñu jël arme mais ñu subir nag ay exactions yu mel noonu avant Sayyid Qutb al-Awda lan njëkk pendre ainsi de suite finalement des jeunes ont dit jàkkaaroog mag ñi ne leen mais yéen nag yéen a ñu bëgg a jaaxal yéen a ngi naan nan dellu ci l'islam mais l'islam li mu ñu jàngal bu nu la naree def lii nga fayu. waaw loolu sax monsieur le ministre daf ñuy indiwaat fii ci Sénégal parce que pour laal tuuti ci procès bi parce que aussi dañuy fàttali ni suba dañuy àtte ay nit fii ci Sénégal ci wàllum terrorisme ñu nga xam ni mët nañu fanweer ak lu teg booy xool sax ci procès verbaux yi nga xam ni ñun jot nañ ci. booy xool ñoom ñi nekk xale yi sénégalais yi bokk ci yëf yooyu ci ñi ci bëri bokk ñi bokk xaraam ñi nekk état islamique fii ci Libye ñi jaar Mauritanie am na ci sax koo xam ne nee nañ bokkoon na Al-Qaïda moom si boppam waxal na boppam ni bokkoon na ci ñi nga xam ñoo doon garder otage yi occidentaux mooy tubaab yi nga xam ne daan nañ leen jàpp ci biir kii bi loolu daf ñuy indi ci beneen mbir dinaa ñëwaat ci yow tey ndax docteur yaakaaroo ni xale yooyu nga xam ni bu weesoo ñi nga xam ñu ngi leen di àtte xale yooyu nga xam ni bokk nañ ci mouvement jihadiste yooyu ñu gis ci ñu nga xam ni dañu dem ba Libye di xeex foofu ngir nee nañ islam am triomphe tey ñu dàqe leen foofu ci fa nga xam ni fa lañ nekkoon ay opération boo xam ne am na fa ñu dàqe leen fa yaakaaroon ni ñooñu seen ñibbisi wala ñibbisi bu nga xam mën nañ ko ñibbisi nekkul menace boo xam ni pour revenir ci suñu thème dana nekk menace bu nga xam ni dina peser tey ci kaw Sénégal. waaw defe naa loolu moom menace la boo xam ne day peser ci réew yi nga xam ne seeni ay doom dañoo gàddaay ngir xeexali l'islam wala li ñu foog ne mooy xeexali l'islam maanaam réew yi nga xam ne am nañu ay doom yoo xam ne dañoo dem fekki waa état islamique fekki waa Al-Qaïda fekki waa Boko Haram wala djihadistes yi nekk normal yi donc su dee gis nañ ne am na ay dëkk yoo xam ne loolu dem na ba indil leen loraange mun nañ foog ne Sénégal tamit mun na bokk ci mbuus boobu wante man dama foog ni ak nu ñu leen mënti gisee ak bépp tiitaange bu ñu mënti am jëmale ko ci ñoom bu ñu fàtte ne ay doomu réew mi lañu ci lu yàggul gis nañ ne dafa am ay djihadistes français yu nekkoon Syrie yi nga xam ne dañ leen jàpp leen Syrie jàpp leen Turquie ñu gis ne tamit gouvernement français dafa ne moom daal su doon sagoom ñu des foofu ñu atte leen foofu ñu juger leen foofu waaw ndax comme foofu lañ ko defee
nañ toog foofu man ma jàpp ni loolu du solution ndaxte képp ku dugg ci jihaad dafa fekk ci sama xel bu gàtt nga foog ni yow ñi ngay dundal ñi nga nekkal jàppewuñ la niñ la war a jàppee joxuñu la sa gëdd ndax dimension idéologie bi am na solo am na ñoo xam ne dañuy jihaad parce que dañoo gëm ne voilà dañoo gëm ne l'islam bi nga xam ne théoricien du djihad yi moom la ñuy jaay moom la ñuy promouvoir l'islam boobu moo war a wéy ci seen dëkk yi moom moo war a dem ba wéy ci àdduna bi wante ñi si bëri sooy seet moo tax may def benn différence entre ñi nga xam ne ay taalibe djihad lañu ak ñi nga xam ne ay sëriñu djihad lañu ñi nga xam ne ay sëriñu djihad ñoom ñooy xalaatee noonu voilà ñoom ñoo dem ba foog ne àdduna bi ñaari xeetu nit ñoo fi am ñi nga xam ne ñoom ñoo topp yoonu yàlla isbu Allah ak ñi nga xam ne ñoom ñoo topp yoonu seytaan léegi ñi nga xam ne ñoo topp yoonu yàlla ñoom ñoo war a xeex ak ñi nga xam ne ñoo topp yoonu seytaan ba nguuru yàlla voilà samp ci àdduna wante defe naa discours boobu soo demoon léegi nii ci xale yi nekk Boko Haram wala xale yi nekk AQMI wala xale yi nekk Mudjaw nga wax leen ko mën na am sax du ñu xam li ngay wax ndax li leen si dugal du loolu li leen si dugal mooy xeex ngir seen àq ak seen yelleef wala dem ba gis ne système bi ñu nekk système bi ñu wéy daf leen suur boobu nag tax ñu ne comme noonu la demee comme da ngeen ñu xeeb waaw ñun ñu dem uti leneen ba am li gën ci ñun noonu daal laa gisee mbir mi foog ne jihadiste yooyu suñu demoon ba ñu dellu si fii ba ñu teg leen loxo wala suñu demoon ba xam ne jàpp nañ leen feneen nañ leen jéem a indi ci réew mi jéem a waxtaan ak ñoom ndaxte def naa waxtaan ci la lépp xaj jéem a xam lan moo leen dugal ci loolu jëm leen si dindi ngaa du yomb waaw du yomb ndax gis nañ ne li ñuy wooyee déradicalisation wala désengagement sax ndax def naa kàllaama boobu moo gën a rafet maanaam ñi nga xam ne dañoo dem ba dugg ci djihadisme nan la ñuy def ba génn leen si def naa loolu yombul am na ay réew yoo xam ne jéem nañ ko sottiwul wala sottiwul systématiquement réew bu mel ni France ci la bokk wante man dama foog ne ñun en tant que sénégalais djihadisme wala ragal djihadisme warul tax ñuy weddi suñuy valeur ak suñuy principe fii Sénégal réew waxtaan la réew jàmm sante la réew jéggalante la te suñu demoon ba ñooñu dellu si wala ñu jàpp leen feneen dama foog ne dañoo war a jéem a wéyal qualité yooyu jéem a wéyal valeur yooyu. mais docteur soo gisee ma poser la question boobu. mooy xëy na du ñu ñibbi si ñu téye leen. wala ñu rendre ñu ñëw joxe seen bopp. mais xam nga ni ku dem Libye. nekk foofu entraîné fa. gis nañ sax ci kenn ci ñoom ci sénégalais koo xam ni feeñ na ci benn vidéo état islamique yore kalachnikov di daw. mu nekk lu nga xam ne lu am la peut-être am na ay sénégalais yoon boo ko waxee duñ ko gëm parce que jàpp nañ toujours aussi ni affaire de djihadisme affaire de complot la affaire de tubaab ñoo ko fi indi. mais aussi foog ñu gëm ni am na ay sénégalais yu ci nekk donc. nekkul ñu ñëw ñu joxe seen bopp mais ñoom ñu ñibbisil seen bopp clandestinement ak xam-xam bi nga xam ne am nañ ko ci wàllu arme ak yu mel noonu ñu def ay loraange ci moo tax man la est-ce que ñooñu tey bu fekkee ne am na ci ñu mën a ñibbisi ndax du nekk loraange ci Sénégal. dëgg la xam nga li gën a tax sénégalais yu bëri duñu gëm ne djihadisme am na ñu ko topp Sénégal te mun na lor Sénégal. dafa fekk ni ñu koy waxee ni ko olof yi di waxee lekkati kese naxul béy yàlla suturaal nañu ba jihadistes yi defaguñu fi musiba defaguñu fi jéyee waaw yàlla na wëy yàlla na jëm kanam ñàkk am boobu nag ñàkk am attentat boobu nag moo tax ñu bëri foog ne ay waxi kese la ay naxasakadang la ak caaxaan wante ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si wala ñi nga xam ne ñu ngi koy topp ay ati at xam nañ ne am na ay sénégalais yoo xam ne dem nañu ba fekki waa état islamique waa Boko Haram xam nañ ne am na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci réew mi te ñooñu di xalaatee ñoom noonu la ñuy xalaatee wala bokk li leen wutalee daanaka bëriwul. léegi nag ñooñu suñu demoon ba ñu gis ne
seen nekkin Libye wala seen nekkin ci yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi fay jihaad mënatul nekk wala suñu demoon ba gis ne ñu dellu si fii wéyal fii jihaad bi moo gën defe naa lenn rek moo war a nekk suñu taxawaay mooy sàmm réew mi wala ut ay pexe yoo xam ne dina sàmm réew mi pexe boobu defe naa li koy njëkk a lal mooy contrôle frontière yi voilà contrôle frontière bi ak Mauritanie contrôle frontière bi ak Mali ak yeneen frontières yi sax les frontières sud parce qu'on ne sait jamais mun nañu jógee fu ne li koy lal tamit mooy ñoom ay services de renseignement yoo xamante ni que dinañ def ay jéego yoo xamante ni que dinañ mën a liggéey bu mucc ay doguma la sax docteur ak aussi ñi nga xam ni ñu ngi leen di rapatrier di leen jëlee Libye te ñu ci bëri ñu naan peut-être ay migrants lañu ñooñu aussi ñu bàyyi xel ci ñoom waaw bàyyi xel ci ñoom parce que gis nañ ne ci réewu tubaab bi réfugiés yi nga xam ne dañuy jugee Syrie wala Irak wala sax Afghanistan di dugg Europe dañoo dem ba gis ne ay terroristes ay djihadistes mun nañu laxasu ci ñoom ba dugg ci réewu tubaab yi ba def fa attentat. voilà yu 13 novembre yi voilà gis nañ ne am na koo xam ne voilà ci ñoom la bokk ci réfugiés yi la bokkoon ba ñu foog ne moom daal aar boppam moo ko fa indi fekk ne moom faagaagal réewu tubaab yi moo ko fa indi woon. léegi nag su dee loolu mun na dal tubaab yi ça veut dire que mun nañu dal ñun tamit. donc war nañ ci bàyyi xel xool bu baax kan mooy dugg ci réew mi ak lan la fiy def su weesoo sax réfugiés yooyu wala rapatriés yooyu dañoo war a jéem a aar suñu bopp contre toute ingérence extérieure quelle qu'elle soit contre toute intrusion extérieure maanaam réew mi li fiy dugg dañ ko war a xam ak ci fànn bu mu munti doon. waaw docteur dafa wax léegi lu am solo monsieur le ministre. dafa junj sénégalais yi nekk état islamique ak ñu nekk al-Qaïda mais dañu seetlu ni phénomène bi dafa gën a danse fii au Sénégal bi nga xam ni Aboubacar el Baghdadi te nekk amir bu état islamique woote na état te li ñu xamoon depuis boobu mooy al-Qaïda moo fi nekkoon rek nekk ci clandestinité di def parfois mu def attaque benn kii def affaire de un coup d'éclat est-ce que jàppoo ni le fait que ay nit jóg woote am état ni wane ni léegi jullit war nga mën a dem dëkk fekki say moroomu jullit ngeen nekk ci état di dund seen diine comme ni ngeen ko bëggee moo tax tey sénégalais yi nga xam ne doon nañ dugg al-Qaïda te jàpp seen njàmbur di doxal li ñuy doxal le fait que ñu woo leen ci état gën na tax affaire bi am publicité fii ci Sénégal. non man defe naa loolu du lu bees dafa am ci islam lu ñu tuddee al-nusra moo tax damay wax ne du jihadisme dafa liéwu ak texte l'islam ci boppam al-nusra mooy woote wàllu jullit texte l'islam bi day wane ne fu sa mbokkam jullit di xeexee war nga koo mën a wàllu ji c'est un principe de l'islam loolu moo tax soxna maam Jaara Mbale loolu koy bu Poroxaan Bawol lañ jóge ma bañaxu baax moo doon xare bi l'islam jihaad bi ñuy wax tey woote wàll l'islam yëpp Maam Mor Anta Sali ànd ak waa këram dem wàllu ji ko moo koy yóbbu Saalum donc ce n'est pas nouveau ni ici ni ailleurs c'est fondamentalement islamique moo tax xoolin bi tubaab di xool mbir mi ak ñun bi ñu ko xool warta bokk bokkuñu. mais xam nga li leen utale fii mooy peut-être lële benn c'est quelque chose de boo xam ni si suñu réew la yem mais lii c'est international. àdduna yëpp moom la yitteel. booba parce que booba dellul ci jamono jële rek. looloo ko waral mais Cheikh Omar Foutiyou yamut suñu réew rek fii la cosaano mais dem na xeexi ba Libye dem na fu nekk xeexi fa dem na Niger dem na feneen bàyyi na Mali ay traces tey donc cette vision internationale. de l'islam c'est pas nouveau non plus du lu bees loolu lépp yàgg na tey yàgg na ci l'islam dama ni affaire bi kenn mënu koo dindi ci l'islam giseen wi kenn mënu koo dindi ci l'islam giseenu état aussi loolu laay wax ne problème bi foofu la ne même suufiyanke bi daa gis ne l'islam am na forme état léegi évolution mën a am gisoo mbiru jihadisme bi boo seetloo le phénomène ñu bari ñu ci recruter ci école occidentale la ñuy génne xam nga lu tax parce que ñoom dañu jàng benn forme état bu ñu jàngee ban gis-islam dana mais donc cet état là il est faux c'est l'autre état qui devrait exister
tout de suite il faut le rapprochement tout de suite. surtout que dañu leen ciy jaay àdduna boo xam ne presque dafa. non àdduna bi sax loolu ñi leen di xeex koy wax du demewut noonu xam nga àdduna ku koy jënd doo joxe sa bakkan àdduna ku koy jënd doo joxe sa bakkan parce que bakkan bu demee amatoo àddina Sénégal yi ngeen wax am na ñu faatu suñ service de renseignement yi sax ils sont en retard par rapport ak la réalité ay nit war nañu xam ne am na ñu faatu ca Syrie ay sénégalais depuis 1 an ou plus ñu faatu foofa am na fa. am na ak Libye. non Libye moom bu yàggu bërki démb la mais avant Libye en Syrie dem nañ Libye yi yàggul Libye moom bi affaire bi tasee xam nga Libye neexul a comprendre parce que Libye am na ñoo xam ne jihadiste méditerranéens yi ñoo fa ne ñoo xam ne dañ doon jóg pour dem peut-être Europe dem fa ñu recruter leen ñii par force ñii dugg ci yeneen looloo leen fa dugal mais ñëpp sax c'était pas ñu yenu ay idéologie wala ñu dem dañ fa dem rek taxawaalu gis ab occupation gi ni ñu dugal leen ci mais avant loolu dafa am ñoo xam ne jóge nañ fii dem Syrie faatu fa ca xeex ba te xamoon nañ ko te xam nañ risques yi ñuy encourir xam kooku àdduna tax koo jóg il faut aussi ñu distinguer deux choses parce que ñu foog ne xaalis leen yóbbu il se trompe lourdement. waaw foofu point boobu bëgg naa ñu taxaw fa. parce bien. que ñu bëri ñu ngi wax boo waxee djihadisme rek ñu ne xale yi amuñu liggéey amuñu fàtte li nga xam ne mooy idéologie bi li nga xam ne moo ne ci suuf te ay nit di gëm ni bu ñu demee ci lii nga wax ci wàllu dee ak dund ki nga xam ne dafay xaru dem di xaru am na lu tax muy xaru ndax du idéologie boobu moom la ñu war a songu ba xam lan moo ne ci biir songu ko nag ak parfois ñu bañ a taxawe ne rek ni boo waxee ñu ne dafa dof dafa lii alors que am na lu ne ci suuf est-ce que du loolu lañ war a dem songi xool lan la. neexul a song c'est pas aussi simple qu'on le pense encore nañuy moo tax ma ne foo ñu dellu ci texte l'islam yi docteur waxoon na ci tàmbali ba yow sax nga posé ci question taxawoon nga ci problème d'interprétation. xam nga boo demee ci texte l'islam encore ñoom li ñuy wax yépp da nga fekk presque justification yi ci biir l'islam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xiirtal nit ñi ci xeex yaa ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala al-qital alquran la yow yonent bi puusal nit ñi ci xeex yi xam nga lu texte clair la kooku ki ko interprété ne bon lii mais comment peut-on lire ce texte là banque say loxo ne man du ma kii parce que occidentaux yi am nañ benn compréhension et ñoom du ñuy musulman c'est là où le problème est complexe c'est-à-dire que ñële buñ ci duggee da koy gën a rendre plus complexe xam nga ne rendre affaire bi mu difficile occident bi ci dugal loxoom parce que tey même le jeune djihadiste sénégalais booy wax ak moom day jàpp ne c'est toujours France qui est derrière et France moom li mu gëm lépp lay combattre et ce qui est vrai parce que xeex bi dafa rax wax naa la Serval ak Barkhane ne la du xeex la rekk leen fa dindi et c'est clair donc xeexu tubaab yi dafa rax parce que tubaab yi bu ñu fàtte ne avant ñuy dénoncer ñoom jihaad ñoo dikk fii jihaad ñu dugal ñu ci seen civilisation bëgg ñu koo imposer ba sunuy maam lànk ca dee ca ils utilisaient des armes ils le font encore aujourd'hui et toujours ci wàllu beneen idéologie ñoom it donc nit ñi kenn doful nit ñëpp dañuy xalaat ki nga xam ne am na lu mu gëm te muy diini mu dëgër ci moom mu jëmale ko fii nga ne ko par force da ngay jëm fee xam nga am na Occident am na théoricien boo demee États-Unis ci wàllu stratégie yu ñu tëral dem na ñoom ba gis ne c'est l'islam qui est le problème ce sont les textes islamiques qui sont le problème dégg nga Arabie Saoudite ak ya fay xew parce que théoriser woon nañ bu yàgg ne il faut revoir les textes fondamentaux de l'islam parce que les textes posent problème xale mënu ko jàng te du amee esprit djihadiste c'est un peu vrai par rapport ak ñoom ni ñu gisee djihadisme parce que texte alquran yi lu mel ni suratu tawba ñu tuddee ko ayatu sayf les versets du sabre boobu on combattait avec le sabre loolu boo ko mag ñuy tuddee du tey boobu djihadisme xewul donc affaire bi dafa yàgg te xóot compréhension boobu nag ci ñu ci am man li wax laa gëm mën nees naa waxtaane ki nit ba dindi ci leen ci ne du nii la ñu koy defee Cheikh Ahmadou Bamba répondre woon nañ ci tubaab yi malgré son pacifisme tubaab yi bu ñu koy xool djihadiste lañ koy kii donc ñoom c'est l'islam qui leur pose un problème et ils l'ont exilé les gens disent 7 ans mais ëpp na 7 ans pendant toute sa vie parce que ba mu jógee
7 ans et quelques Gabon dafa ñëw defaat 4 ans Mauritanie ñëwaat ñu mettre ko en résidence surveillée donc c'est pour une vie finalement wóolootuñ ko bàyyi ak nit ñi pourquoi parce que il a une vision de l'islam qui dérange qui gêne cette vision là nag elle est permanente c'est ça le problème. waaw monsieur le ministre xam naa vraiment su ma sañoon dañuy gën a xuus parce que li ñu war a wax xëy na genn wàll gi sax waxaguñ ko mais pour terminer rek parce que ñu ngi may signaler ne vraiment 5 minutes rek moo ñu dese pour terminer rek avec le docteur Pape Moussa Beye dañu gis fan yii nii Sénégal dañ ko beddi woon dañ ko génne woon ci G5 Sahel. muy kuréel gu nga xam ni juróomi réew yi nekk fii ci suñu dënn bi moom la boole juróomi réew yooyu nag boo ci jël rek gars yi mos nañ faa dóor ñun nag ñu beddi woon ñu ci mais mujjantal gi ñu créé waat leneen ñuy gar si Sahel boole ci Sénégal ak yeneen juróomi réew yooyu noonu nga xam ñoo nekk G5 Sahel loolu yow nan nga ko jàngatee en tant que chercheur. ni ma ko jàngatee mooy dañoo juumoon rectifier seen njuumte. ndaxte defe naa su dee jàpp nañ ni djihadisme amul frontière su dee jàpp nañ ni djihadisme niñ koy doxalee ak niñ ko xalaatee mooy du yem ci dëkk faw mu laal dëkk yi nekk ci wetu dëkk boobu faw sax mu laal àdduna ci ni ma ko jàppee ndax sooy lire texte théoricien du djihad yi texte ku mel ni Al-Zawahiri da ngay gis ne ñoom dañoo xalaat ne jihad mënuñu ko tuddee jihad tant que nekkul jihad mondial maanaam tant que tasaarewul boppam ci àdduna bi yëpp donc suñu demee ba gis loolu dem ba gis ne jihadiste yi nekk Mali ñoom yemuñu rek ci Mali ñu ngi wéy di dem feneen dem nañ Côte d'Ivoire dem nañ Burkina Faso ñu war a jàpp ne Afrique de l'Ouest bi yëpp moo war a àndandoo jokkoo mànkoo ngir xeex jihadiste yooyu génn si Sénégal wala génn si yeneen réew c'est vrai que am na sens parce que comme ni nga ko junjee ci sa laaj G5 Sahel dëkk yi si bokkoon mooy dëkk yi nga xam ne attentat mus na fa am donc ñu ne comme dëkk yooyu ñoo jot a jànkoonteel ak djihadisme version terrorisme ñooñu la ñu war a boole ñu bokk benn kuréel ngir xàccandoo dóorandoo mais man dama jàpp ni ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk Afrique de l'Ouest Afrique sax mënoon nañ ci sax boole réewu Afrique yëpp ndax gis nañ ne réew Nigéria ak ñi ko wër ñoom tamit jànkoonte na lañ difficulté boobu gis nañ ne Afrique du Nord tamit ñoom defe naa ñoom ñooñu ci njëkk sax am ay problème ak am ay difficulté donc war nañ jéem a xool nan la ñuy defee pour que mu am kuréel boo xam ne africain yëpp lay ëmb wala su ëmbul africain yëpp réewu Afrique yëpp mu ëmb ñi nga xam ne ñoo bokk région Afrique de l'Ouest Afrique du Nord Afrique centrale Afrique de l'Est et cetera ba réew yi daal di mën a sottante xalaat di mën a jàppalante di mën a bokk seeni gànnaay bokk seeni personnel militaire bokk ay renseignements di partager renseignements ba terroristes yi dootuñu am fu ñu jaar maanaam dootuñu mën a dem fii di làqu dootuñu mën a dem fële di daw ba réew yëpp daal jàppoo bokk fi ñuy xool bokk fi ñuy jëm. waaw xam naa comme ni ma leen ko waxee sànq rek waxtaan bi neex na mais temps bi mooñ ko dul may xam naa bu ñu mayee 1 minute rek ñu laaj monsieur le ministre tey yaa ngi ko doon junj sànq ci sa wax sax mais tey ban taxawaay la Sénégal war a am ci tënk rek pour mën a def li nga xam ni mooy face li nga xam ni mooy le djihadisme la international. damay yokk ci li docteur wax ci G5 Sahel man jàpp mën nañ njuumte rek la dama yaakaar ne c'est un problème stratégique. France ko créé c'est une création de la France boo seetloo États-Unis bu njëkk dafa réticent woon bañ ba bu mujj sax bi Trump di engagé woon joxe dara c'est parce que Tchad daf koy combattre te Tchad mooy rewoon centre de gravitation bi yéen a ngi naan kun laalut Mauritanie musuma dégg ne attentat am na fa te mi ngi ci digg bi non Sénégal c'est un autre problème politique je crois moo taxoon ñu génne ko ci ba tey dugg ci mais comme am na affaire c'est encore la France il faut que ñu créer dara Sénégal actuellement am na lu ñu créer Sénégal loo xam ne dañu jàpp ne mooy compenser
bokkam ci G5 Sahel bref je crois que France aussi bu ñu fàttee parce que ñun en tant qu'intellectuel africain je crois am nañ devoir aussi di xalaatal suñu réew bi bu ñu France rek dugal ci djihadisme ba mu ñu obnubiler ñu France est aussi dangereux sinon plus dangereux que djihadistes yooyu parce que dañu bëgg a occuper waat suñu réew yi tas ko xaaj ko c'est clair normal yi ñoom am na lu ñu fa bëgg la preuve ki daal dañ ko aaye woon ban koy xeex dañ ko aaye woon le mouvement nationaliste ba nga xam ne moo fa njëkk a déclarer la république de l'Azawad ñoom dañ leen a dem dénkaane Burkina dellu si leen ba tey dañuy bañ ku leen laal te ñoom ña nga fa te ñooñu li ñu gëm mooy normal yi dañ ko war a xaaj def ko une république tout le monde soupçonne français yi notamment ci dañoo am yéen a créer benn république de Touareg ci zone boobu et waa Azawad ci la ñu bokk donc vision boobu ñu bëri gis nañu ko et ñu bëri ragal nañ ko donc sunu chef d'état yi loolu laa leen di wax xeex djihadisme ci réew mi oui mais attention ci ñeneen ñoo xam ne dañoo jihaad si woon démb te ba tey ñu ñuy jihaad ci yeneen forme buñ profité ci jihaad boobu bu ñu deful attention ñun dinañ daw benn jihadisme boo xam ne ñi lay ko créé tombé ci beneen boo xam ne c'est encore plus dangereux loolu rek laa bëgg ñu ànd ak sunu xel di étudier question yi du jihaad rek la moo xew xam nga ñun ñi ngi wax jihadisme le Sénégal amut attaque jihadiste mais barki dem ba am nañ attaque Casamance boo xam ne rey na 14 personnes lu ko wutaleeg jihadisme attaqué ay nit rey leen ay civil c'est du jihad mais on l'appelle pas jihadisme bu ñu concept yi nax moo tax ma yaakaar ne ñun aussi dañu war repenser suñu réalité te loolu aussi ba tey nii du ma ci génn loxo tubaab yi ñi ngi ci boo ko xoolee ba conflit bi tàmbali ba tey jii boo ko étudier man defe naa ne foofu nag suñu dirigeants yi foofu laa leen di xaar ñu am matuk ak ñoruk xàmmee nu addina bi doxee adduna bi dafa am ñu ko ŋànk ñoo xam ne dañuy xool du ñu xaar ba tey ni këtt na jonn ñu door di yëngatu ñoom dañuy jël ñu mel ni docteur nga xam ne jàng nañ ba am xam-xam ci fànn ñu jël leen boo demee CNRS ay docteurs yi kese fa nekk ci fànn bu ne ñu leen fay lu bare bari du ñu def lu dul recherche ci wàllu islam ak ci lenn ñun fii amuñu benn kuréel buy xalaat ci l'islam amuñu foog nañ ne sax ay caaxaan la loolu moo tax ñun dañuy nelaw toujours dañuy manipuler rek ci ay concept créer ay concept yu bees créer ay mbir dugal ñu ca ñu di ci yëngatu ba leneen bett ñu feneen faagaagal ñu man defe naa ne suñ attaque bi am Boffa n'est pas moins dangereux que attaque bi am Grand Bassam wala feneen ak feneen mais ay nit dee nañ mais ñun li ñu bëgg mooy ñoŋal suñu ay nit ba ñu nekk dans la paix et la sécurité quel que soit nag attaque bi nu mu jógee ak lu ñu ko tuddee ak forme bu mu jël ça nous intéresse pas li ñu intéressé mooy nañu aar suñuy nit ñu am jàmm nekk ci paix nekk ci stabilité loolu nag defe naa ne buñ ko bëggee da suñuy dirigeant dañoo war a ñor xàmmee adduna bi ni muy doxee ñuy suivre képp ku mën a jógee ci biir wax na ko léegi d'accord naa ak moom toute forme toute intrusion étrangère la ñu war di surveiller étrangère bépp bokkul ci réew mi rek ak koo mën a doon wooteel nekk sunu xarit war nañ laa càmbar yaay kan ak lu la tax a jóg loolu je crois ci àdduna bi di dox. waaw comme ni leen ko waxee sànq rek suñ ko toppoon du ñu fi jógee ndax sujet bu xaw a passionnant la ndax li nekk ci biir bëri na xëy na sànq yaa ngi wax ni Mauritanie musul am attaque djihadiste bon peut-être xam naa da nga kii noonu mais ci ginnaaw tuuti am na fi attaque bu nga xam ni ci Lem Geyti am na ay djihadistes yoo xam ni GSPC la ñu bokkoon bañ fa fekk ay militaires ci camp seen camp fi ñu nekk attaqué leen te Belmokhtar jiite leen loolu sax moo waral GSPC mujj gi nekk Al-Qaïda dans le Maghreb islamique moo jur ak mi kon depuis booba nag Mauritanie ñu bëri ñu ngi wax na sax ni peut-être day waxtaan ak gars yi ba tax attaques yi ñu bàyyi ko voilà ñu ba tax affaire yi amatu fa am na sax ñu proposé ne Sénégal pourquoi pas mu am bon nu ñu koy waxatee ñu jéem a xool nu ñu waxee gaañi ba ay attaque parce que aussi réew mi soxla wuñu loolu foog naa jàmm lañ bëgg mu am fi que pour wax leen rek ni sujet boo xam mën nañu développer dinañ leen wax ni peut-être ay yeneeni jotaay dinañ ko fi amal ci yoo xam ni ci lii la ñuy wax xóotal ko parce que aussi dañu bëgg suñu réew lépp lu nga xam mu ngi am ci àdduna ñun aussi ñu informer comme ñeneen ñi ni ñu informer bu ko defee ñaanuñu ko yàlla lépp lu fi mën a xew rek ñun dinañ xam ni jëloon nañu suñu matukaay
di wax rek ni ñu ñeneen ak ñu doon topp ci seen site Dakaractu ñu amoon ay invité yu am solo Pape Moussa Beye nekk sama càmmuñ moom nekk docteur en sciences politiques nekk enseignant chercheur ki nekk suma ndeyjoor di le ministre Bamba Ndiaye ñoom it nekkoon fii ci gouvernement bi nga xam mooy bu Abdoulaye Wade moom it ñu fàttali ko dañ ko fàtte wax bokk ci mouvement islamique bokkoon ci jamaatu Ibadu Rahman mais nee na léegi mu ngi ci mouvement islamique bi peut-être muy beneen kuréel bu nga xam ni moo gën a yaatu yooyu yëpp kon di leen jox dik daje rek ci yeneen i rendez-vous incha allah Abdou Khadre Cissé seen mbokk moo nekkoon ci modération bi jërë ngeen jëf.